asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi asalaamaaleykum sunu mbokku taalibe yi asalaamaaleykum yéen ñi ngeen xamante ne rek dimanche bu jot ci waxtu bi yéen a ñuy déglu ci seen chronique bi nga xamante ne ñi ngi leen koy defal ci li nga xamante ne mooy jàppandeeg li rajo bi nga xamante ne ñu moom la ñuy wax sunu kër FM nekk fi nga xamante ni mooy Californie ci Los Angeles ci États-Unis d'Amérique li leen wax ni nag xam ngeen ni dimanche bi ñu génn ñëwoon nañu lu baree bari ci li nga xamante ne rek moom mooy taarixu li nga xamante ni moom mooy yoonu murid wi doon leen wax ni aussi li nga xamante ni mooy njàngat mi nga xamante ni jëlee nañ ko ci li nga xamante ni mooy màggalu Tuubaa gi nga xamante ni 2020 génn nañ ci doon leen wax njàngat yooyu nga xamante ni nag jële woon nañ ko ci mooy li nga xamante ni mooy discours bu mag bi nga xamante ni sëñ Bass Abdou Khadre ibnu Cheikh Abdoul Khadr Mbacke moom la def ci kàddu li nga xamante ni mooy sëñ Mountakha Mbacke xalif général des Mourides ñuy ñaan mu yàgg fi lool te wér waaye aussi génn woon nañ leen ci dimanche bi nga xamante ni moom la ñu génn rek li nga xamante ne rek mooy njàngat mi nga xamante ni en tant que taalibe am nañ ko ci màggalu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yaakaaru jaam yi muy li nga xamante ne waxoon nañ leen ni problème mu ndox mi daal doon na loo xamante ni li nga xamante ni mooy communauté mouride bi war nañ ciy gën a xalaat nag xool li nga xamante ne mooy ndox mi Touba bi nan lañ koy saafara yi nga xamante ni mooy gën ci taalibe yi wala si mooy gën ci dëkk bi waaye mooy gën ci ñëpp ñi nga xamante ni bu màggal jotee wala événement bu rëy jot na ñëw nañu fi nga xamante ni moom mooy Touba waaye waxoon nañ leen aussi li nga xamante ni rek moom mooy raay bi nga xamante ni nee nañ leen ñaari at yëpp dawul doon loo xamante ne raay bi les 45 kilomètres yi nga xamante ni moo nekk diggante Njaareem ak Touba dafa doon loo xamante ne œuvre Touba œuvre Mouride yi la ci li nga xamante ni mooy direction Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karim def ko ci contexte bu difficile ni leen ni nag raay bi dafa doon li nga xamante ni moom symbole la ci yoon bi nga xamante ni mooy yoonu Xaadimu Rasuul bi donc raay boobu nag bu ñu nangu aussi dans nos têtes et dans nos mentalités ñu koy rey de petit à petit ba nga xamante ne dinañu fàtte li nga xamante ne mooy raay bi mooy ñaqu murid yi raay bi mooy li nga xamante ni mooy symbole ci li nga xamante ni mooy yoonu Serigne Touba wi ndaxte raay bi c'est pour la première fois dans le monde ñuy defar jumaawu sunu borom mu jaral leen ñu samp raay boo xamante ne ci doon liggéey yëpp tubaab bi dafa exiger woon ñu fay leen waaye aussi raay bi fi mu jaar yëpp suuf yëpp Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karim da ko fay doole murid yi dugg ci ñàkk bi dugg ci donc raay bi dafa bokk ci li nga xamante ne bokk ci symbole yu dëgër yi nga xamante ne mooy yoonu murid rappelé woon nañ leen ko waaye aussi njàngan bi nga xamante ne rek moom lañ ciy def mooy place bi nga xamante ne ndaw yi am nañ ko ci yoon bi nga xamante ne mooy yoonu Xaadimu Rasuul te de tout le temps nag noonu la masa mel rek parce que dafa am sax dans les années 2000 dafa am benn xaritu tubaab boo xamante ne daf fi ñëwoon di professeur bu mag jóge en Espagne bi mu ñëwee ba nga xamante ne jóge na ci màggal gi biñ ko laajee ni ko daal ban impression la am mu ni daal yoonu Serigne Touba bi ci kaw la jëm ci kanam la jëm ñu laaj ko ni ko yoonu Serigne Touba bi lu tax muy jëm ci kanam mu ni parce que moom dafa gis ni pèlerins yi 80% ñi ñëw ci màggal gi yépp ay tout tànk lañu donc loolu doon loo xamante ne nag yàgg na ci dinañ ci ñëw léegi bu ñuy ñëw ci li nga xamante ne mooy mawludu nabi bi li leen wax ne nag yoon ndaw yi dañu am cër bu rëy ci li nga xamante ne mooy yoonu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul donc ndaw yooyu nag li nga xamante ne moo leen war mooy li nga xamante ne Serigne Touba bindal na leen ko bataaxal jox leen ko nañu sàkku ji xam-xam nañu jaamu yàlla sàkku xam-xam ndax yoon bi soxla na leen pour tey waaye soxla na leen pour suba parce que yoonu Cheikh Ahmadou Bamba dafa laaj ñi nga xamante ne dañuy am xam-xam dafay laaj ay ndaw yoo xamante ne li nga xamante ne moo dal ndaw yu bari ci àddina bi muy dérive yi nga xamante ne moo am ci àddina bi donc yooyu yëpp da ciy isolé ndaw yi nga xamante ne mooy ndawu Serigne Touba finalement daal ndawu Serigne Touba yi ndekete ñoom ñooy doon ambassadeur u l'islam waaye ñooy doon ambassadeur u mouridisme ginnaaw bi ñu doonee seen ambassadeur u waajur ci li nga xamante ne mooy àdduna bi donc ndaw yi ñu sàmm seen l'islam dem jàngi loolu dafay am loo xamante ne lu am solo la am na bataaxal boo xam ne Serigne Touba yónnee woon na ko ndaw yi comme ni mu ko yónnee soxna yi incha allah dinañ ci ñëw ci chronique yi waaye doon leen wax ne nag xam ngeen ne aussi alxames bi ñu génn moo doon mawludu nabi ki nga xamante ni moom la Serigne Touba doon liggéeyal ba tuddee boppam Xaadimu Rasuulullaahi donc kooku moom lañ doon defal ki nga xamante ni Serigne Touba daa matlabul shifaa yi tawassul ilallaahi taala bil Mustafa Serigne Touba mi ngi ciy wax ni Muhammad sallallahu taala wa sallam c'est la fine fleur des choisis bu ñu ko doon traduire mooy fleur bi nga xamante ni moo dàq ci fleur yi moo gën ci fleur yi moo ëpp njariñ ci fleur yi Cheikh Ahmadou Bamba dans Jasbul Xuloob Serigne Touba mi ngi wax nag njariñ yi nga xamante ni moo am ci mawludu nabi
bi nga xamante ni mooy moom lañ doon def mooy li nga xamante ni yanant bi sallallahu taala wa sallam Serigne Touba mi ngi wax ci jasbul xulóob ni képp koo xamante ni màggal na julli yanant bi teg ko ci li nga xamante ni mooy sunna doon na koo xamante ni sunu borom dana ko jéggal lépp loo xamante ne ay bàkkaaram la waaye aussi doon na koo xamante ni incha allah ci kàttanu sunu borom dina dugg fi nga xamante ni mooy aljana Serigne Touba di wax ni ñi nga xamante ne aussi jël nañu seen alal muy lu mu mën di doon muy yàpp muy ataaya muy lépp Serigne Touba nee na ñoo ñëpp sunu borom dina leen tàbbal ci li nga xamante ni mooy aljanaam di jéggal leen seeni bàkkaar Serigne Touba aussi li nga xamante ni moom mooy mawlud dañuy jàpp ci histoire Serigne Touba mi ngi ko def en 1883 yàgg na lool Serigne Touba boobu la commencé def mawlud ba nga xamante ne ba bi muy fii jóge di wuy ji sunu borom Serigne Touba mi ngi doon organiser mawlud bu mawlud bi jotee Cheikh Ahmadou Bamba mooy doon li tubaab yi di wax maître de cérémonie mooy organiser boppam nekk ci mbégte bu daan joxe fukk day joxe ñaar fukk ànd ak bég Serigne Touba nee na weer bi yépp sax moom lay màggal dafa fekk ni bisu yanant bi day doon bis boo xamante ne Serigne Touba ñi nga xamante ne ñoo doon jàng alxuraan ak xasaay di Cheikh Ahmadou Bamba ci loxom yi teddee moo doon jël parfum di leen ko jox waaye aussi mooy jël xéewal yi di leen ko jox ni waleen Serigne Touba place bi nga xamante ne fi la place woon yanant bi sallallahu taala alayhi wa sallam donc mawlud boobu sax en 1925 boo demee ci archive nationale ci li nga xamante ne mooy le document 2G 25/64 bar tubaab yi ñu ngi wax ni màggal gi mawludu yanant bi nga xamante ne Serigne Touba mi ngi ko doon def fi nga xamante ne mooy Njaareem mooy Jurbel tubaab yi ñu ngi wax ci seen rapport dans les archives nationales donc document 25/64 tubaab yi ñu ngi wax ne jour boobu daal bi nga xamante ne nit ñi Sëñ Tuubaa mi ngi wootee li nga xamante ne mooy gàmmu gi dans un contexte boo xamante ne ñu ngi ko def en résidence surveillée interdire ko li nga xamante ne mooy les regroupements humains waaye kën Serigne Touba bu màggalu Yonent bi sallallahu taala wa sallam kenn mënu ko woon a téye donc Serigne Touba tubaab yi ñu ngi wax dans le rapport ni keroog bi nga xamante ne nit ñi ñu ngi dem ni gaar bi nga xamante ne mooy gaaru Thiès de jaay na junni ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti billets 1229 billets rek Thiès jaay na ko ni saxaar yi dafa fees yu jógee Ndakaaru kenn waxatu ko yépp a fees saxaar yi dañu fees dell jëm Njaareem boo leen laajee ñu ne Serigne Touba tey mooy def mawludu nabi donc li leen wax ni en 1925 ñu ne nag li leen jaaxal mooy tout tànk yi maa ngi ñëwaat ci ñoom nee nañu tubaab yi nee na ñoo ëpp ci pèlerin yi nga xamante ne ñoo doon wuti Serigne Touba te Serigne Touba bu ñëwee bu màggal gi ñëwee nag foofu nga xamante ne moom mooy Njaareem ñi ko mënul woon a gis ñëpp dañ koy gis Serigne bi ànd ak mbégte donc ñoo ngi ñaan noonu ko Serigne Touba doon célébrer te Serigne Mountakha Mbacké mi nga xamante ne dañuy ñaan mu yàgg fi loolu tuwér ci tànk yooyu la jaar célébrer que noonu ñoo ngi ñaan li nga xamante ne moom la Serigne Touba wax lépp ci njariñu màggal bi dans Jazbul Xuloob yàlla na wàcc jullit yi célébrer màggal ga ak ñi amoon yéene célébrer ko te célébrer ko yëpp yàlla na wàcc ñoom waaye aussi màggal gàmmu gi nga xamante ne mooy mawludu nabi dafa tombé ci contexte boo xamante ne mooy contexte boo xamante ne xam ngeen ni mooy xew-xew bu rëy bi lii nga xamante ne professeur français bi mooy Samuel Paty nga xamante ne moo Paty moo nekkoon France def bi nga xamante ne mooy dessiné Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi jéggalu ci niñ koy waxe waaye futti ko doon ko ay élève am ba nga xamante ni bu mu génnee am na xale boo xamante ne daje naa ak moom am 18 ans muy Abdel Karim nga xamante ne c'est un réfugié russe ma ngi jógee Tchétchénie mais 18 ans la am waaye amoon na France mayoon na ko séjour mu toog France ba 2030 donc amoon na ay këyitam am yëpp dajeeg moom faat ki nga xamante ne mooy Samuel Paty daggate ko donc moom itam xam ngeen ne dañ ko rey waaye aussi ñoo ngi ñaan ñi nga xamante ne ñooy ay waajuram di maamam ak yaayam ak baayam bi nga xamante ne police française arrêté nañ leen ñoo ngi ñaan ñoom itam yàlla nañ leen bàyyi parce que ñoom amuñu benn responsabilité ci loolu nga xamante ne xale bi def na ko waaye aussi di leen wax ni li ci gën a garaaw sax mooy Emmanuel Macron président bu France moom mi nga xamante ne moo def déclaration bi muy rendre hommage Samuel Paty ni ñoom daal doon nañu ñoo xamante ne danañu continuer di dessiner danañu continuer di caricaturer parce que loolu mooy seen liberté d'expression mel na nag loolu àndul ak li nga xamante ne sax mooy philosophie bi nga xamante ne français yi ci seen bopp dans la majorité moom la ñu àndal parce que bu ñu dañuy delluwaat ci taarix 2017 rek Alain Sorel di koo xamante ni boroom xam-xam bu mag la ci France mais dafa bindoon ni daal élection yi nga xamante ni moo jëm France en 2017 ni ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ci nekk dafa defoon benn dessin ni ñëpp daal dafa mel ni juif yi ñoo nekk seen kanaaw daal di jël li nga xamante ne mooy l'étoile de David loo xamante ni mel na ni doon na loo xamante ni daal neexul woon ba xam ngeen ni yóbbu nañ ko tribunal biñ ko yóbboo tribunal ñu ni dafa laal ngëm-ngëmu juif yi ba nga xamante ne dañ ko tëjoon ni dañ koy tëj 3 mois yu mu dul tëj kaso mais amende ko 5000 euros waaw nag léegi
La même chose, un autre professeur est venu def caricature ci Mohamed, le président français ñëw Macron daal ni loolu dafa doon normal waaye nee naa leen loolu àndul ak tradition intellectuelle yi nga xamante ne moom moo amoon France parce que système français bi bokkul ak li nga xamante ne rek mooy français yi dans leur grande majorité muy nit ñoo xamante ne ay jullit dañoo bokk ci ñoom muy nit ñoo xamante ne sax même bu dul ay jullit fonk nañu li nga xamante ne mooy respecté nañu li nga xamante ne mooy différence bi ak li nga xamante ne mooy muslim yi loolu moo tax ñu bëggoon a ñëw nag léegi indi leen intellectuel français yi nga xamante ni dañ leen di citer à travers le monde te ñu seede bu rafet ci li nga xamante ne moom mooy l'islam dañ koy commencer par Montesquieu di boroom xam-xam bu mag bi nga xamante ne dañuy wax l'esprit des lois nga xamante ne bu ñuy wax loi di wax république en France Montesquieu indi na ci contribution bu am solo Montesquieu dans ses écrits dans ses témoignages Montesquieu du woon jullit waaye nee na amul kenn bind boo xamante ne am na ay qualités yi nga xamante ne moom la Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam am di koo xamante ne daal c'est un modèle pour toute l'humanité waaye du Montesquieu rek waaye xam ngeen ni Voltaire c'était un grand écrivain français moom xam ngeen ni Voltaire li mu jëkkoon a commencé daf doon commencé di xas Mohammed dem na sax ba bind ci benn pied de terre mais Voltaire nu mu mujjee nee na ba ma demee ba gëstu ba comprendre laa xam ni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni moom moo woote dina l'islam amul dennandoo ci li nga xamante ni moom mooy ngëneel amul dennandoo ci li nga xamante ni noonu la organiser société islamique bi ndaxte dafa dem ci groupe bu tuuti gëm lu bari ba nga xamante ne mu wër àddina bi ci moyens yoo xamante ne bariwul waaye aussi Napoléon l'empereur de France bi nga xamante ni moo doon régner France moo nekkoon France dans le 19e siècle Napoléon lan la wax Napoléon dem na sax bay bëgg a dugg ci l'islam Napoléon nee na li nga xamante ni moom mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa doon loo xamante ne lu rëy la loo xamante ne yàlla daf ko indil humanité bi Napoléon l'empereur de France neewoon na ci jamono jooju au 19e siècle nee na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni juif yi ñëw nañu avec li nga xamante ni mooy yeneen ak Moussa seen yeneen nee na juif bi ñëwee Moussa da leen a wan ay secret ñu denc secret yooyu pour ñoom daal ni ñoom ñooy xale yi nga xamante ni ñoom la yàlla fal mooy les élus de Dieu mu ni loolu moo tax juif yi indi problème ci monde bi waaye aussi chrétiens yi bi nga xamante ni Jésus ñëw na muy yeneen yàlla Isa bi mu ñëwee dafa indi message ni gëm leen yàlla kenn la te na ngeen bëggante seen biir mu ne buur yi nga xamante ni ñoo nekkoon Rome ñoom ñi nga xamante ni ñu bëggoon nit ñi topp leen ñu daal di ci yokk ne Jésus léegi mooy doomu li nga xamante ne mooy yàlla mu ni loolu mu ne Napoléon ne na loolu caaxaan gënu koo rëy ndaxte loolu yenent bi ki nga xamante ne mooy yenent yàlla Isa waxu ko waaye nee na Muhammad sallallahu taala wa sallam bi mu ñëwee dane la xul huwallaahu ahad li mu wax rek mooy dafa tane dane xul huwallaahu ahad la rek parce que dane yàlla kenn la amul doom kenn juru ko te yàlla am na loo xamante ne tere na ko loo xamante ne mooy doomu aadama yi nañu nekk ci lu baax di def lu baax di yéene seen mbokk lu baax mu ni loolu Napoléon na loolu Muhammad sallallahu taala wa sallam moo ko indi te l'islam moo ko indi mënoon nañu continuer Lamartine Victor Hugo ñoom ñi nga xamante ne ay penseurs yu mag lañu ba ci ki nga xamante ne mooy Bernard Pax nga xamante ne mooy prix Nobel de la paix en 1925 loolu la wax nee na l'humanité a besoin de l'esprit de Mohammed mu ni Mohammed mooy esprit bi nga xamante ne bu humanité bi nekkee ci jàmm moom la ñu soxla donc kooku nag la Emmanuel Macron attaqué moo tax itam ñoo ngi sant toute la umma islamique pays yëpp yi nga xamante ne dénoncé nañ ko commencé par le Sénégal tarixa yëpp Tidiane Mouride Laayeen Njaasaan waa kër Medina Baye ñëpp mobilisé wu nañu wax ni daal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy le patrimoine de l'humanité te loolu lañ def waaye aussi ñi nga xamante ne ñëpp ñoo nekk ci li nga xamante ni mooy àddina bi dénoncé nañu li nga xamante ne moom la Emmanuel Macron wax à commencer par li nga xamante ne mooy président bu Turquie Erdogan loolu bettuñu c'est des sunnites ba pare xam ngeen ni Turquie aussi doonoon na la capitale de l'islam avec l'empire ottoman Constantinople mooy Istanbul léegi xam ngeen ni jeexit yu bari yu l'islam ñi ngi fi nga xamante ne moom mooy Turquie mais au Qatar en Iran partout à travers le monde peut-être que pays bi ci def différence rek mooy l'Arabie saoudite avec les wahhabistes qui semblent être d'accord avec la France parce que nee nañu droit d'expression dafa am waaye bu dul loolu nag monde islamique bi yëpp mobilisé wu nañu xam ngeen ni nag daal di condamné li nga xamante ne moom la Emmanuel Macron def moom mi nga xamante ne il n'a rien compris c'est un idiot mooy koo xamante ne xamul jàngul te dana daal di ñu wan daal li nekkati réew ab dof sax dina ko yor donc nag loolu la Emmanuel Macron def waaye ñoo koy condamné di doon li nga xamante ne daal ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yoonu l'islam nekk ci yoon bi nga xamante ne mooy aussi yoonu Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba moom mi nga xamante ne moom moo doon liggéey yeneen bi ñëpp ñi ngi ñaawlu li nga xamante ne moom la président bu wax lii nag moo leen seen chronique incha allah bu dimanche dinañu continuer waat dañu woon tey nag dañuy indi li nga xamante ne mooy xew-xewu jamono jox leen li nga xamante ne mooy enjeu yi dinañ ci ñëw pour que nit ñi mën a comprendre
jërë ngeen jëf ba dimanche prochain ñu ñëwaat ci beneen chronique ak li nga xamante ne rek mooy xew-xewu jamono ji ak li nga xamante ne moo xew jërë ngeen jëf ba dimanche prochain incha allah ci kattanu suñu borom.